kon Macky Sall wol sa goro Mansour nako ah Mansour yow da yoron nga hydraulique assainissement ciowul Suez mi ngi la top ba tay sa xarit bobu di Alioune Badara Diop mo nekkon ONAS te li gatchale ci man parce que ma taxaw fi jakarlo parce que no Sénégal ci campagne électorale ne len mbënd mi sonaloon na len lol waye man na ci ñenti at rek réglé na ko Sénégalais yi votel mo amana lool la japp de ndax def na zone yu gën am jafé jafé Macky carton plein la fa def Sénégalais yi votel kon amna gatché Mansour li lay wara souli kay wax ma fan la xaliss bi jaar Mansour gaawé ba Mansour kay tok wax ma ak Alioune Badara ak ñeneen ñi nga xamne ñu sék koppar yi fan la duggu fan la jaar ndax nak tay ji ba yalla ji woné bopam gatché la ñom gatché gu reuy Mermoz taw kon gatché gi kuma koy waxé ndax var bi bari na fi xalé yak may var ba may bëgg dé chaque jour ñu var ma hein Dakar matin bi may jël réew mi en 2012 waaw il y avait des dizaines de milliers de populations yu génnoon seeni kër à cause des inondations tay ji de me mettre le plan décennal de lutte contre les inondations. Au bout de 4 ans, on a réglé ce problème. Dakar matin. De en 2012, il y avait des dizaines de milliers de populations qui ont seeni kër à cause des inondations. Tey jii de me mettre le plan décennal de lutte contre les inondations. Au bout de 4 ans, on a réglé ce problème. Dakar matin. De en 2012, il y avait des dizaines de milliers de populations qui ont seeni kër à cause des inondations. Tey jii de me mettre le plan décennal de lutte contre les inondations. Au bout de 4 ans, on a réglé ce problème. Dakar. jërëjëf nee na réglé nañ problème bi en 4 ans waaye sénégalais yi nga xam ne démb nelawuñu barki démb nelawuñu ah waxaat na sax ci xam nga yamutoon ci loolu de Dakar matin lu bare la laaj ci koom-koom waaye at mu njëkk mi nga xam ne mooy fii déwén inshallah bëgg nañu lu mu bon ñu génnee juróom-benn fukki milliards ak juróom-benn yoo xam ni danañu def programme canalisation ngir sauver dëkk yu bare yu nekk ci biir Ndakaaru ak ci biir Sénégal parce que mbënd mi du rek Dakar waaye Dakar la ak biir réew mi yëpp programme yooyu nag am nañ si déjà ay partenaires lu ci mel ni programme bi ñu tuddee programme bi takk maanaam bi yóbbu ndoxu taw yi dina tàmbali ci atum ren am na itam yeneen i programme yu bëri yi ñu bind kon fii ak déwén daal mën naa jàpp ne li ci war ñun dinañ ko def te xaalis boobu dana yemb danañ ko dajale ngir 66 milliards yooyu ñu mën ko exécuter su ko defee déwén bu ndox bare itam dana fekk ñu fagaru fekk ñu gën a mën a jàkkaarloo ak loolu li ci des mooy ñu gis ne am na gox yoo xam ni dañu leen tabax ci yoonu ndox gox yooyu nag conseil présidentiel mënu si dara programme mënu si dara il faut que gox yooyu ñu jëlee fa nit ñi ñi nga xam ne ci yoonu ndox dëgg-dëgg lañ ne danañ leen fa jëlee su boobaa ñu reloger leen feneen programme relogement bi donc mu ngi concerné ñi nga xam ne seen i kër war na toj dafa toj wala war nañ ko toj parce que si yoonu ndox la
ñooñu seen gox dañ ko condamné ba assainissement mënu ko defar ñi fi des ñëpp nag programme assainissement lañ leen di indi maanaam dafay tiwo yoo xam ne bu tawee dana mën a évacuer ndox mi yóbbu ko géej wala boog yóbbu ko ci bërëb yi ñu koy soxlaa ngir mbéy. des fois nag buy wax dama koy fan billahi dama koy fan naa ne assurance beeg fit beeg yooyu peut-être bon y a un problème quoi que moi je comprends pas soit nekk la koo xam ne xamul dara lu xew ci Sénégal wala xam na ko ba pare une méprise ñaari rek la parce que mënoo ko comprendre neneen si tàmbale weddi ba peri di ruus jëkk mu ñu si taw ba dënn ndox bi sax ci 5 di bënn bët yi bënn wala ngaan dal ci ndox mu taama di tiis ndox mbënd bi jaxasoo mbalitu mbedd bi tàgge ci kaw tudd bi miiri tàmbale guus ñu ànd ak njàkk rek tiis ndox bi nangu forcé duus meer yi boot seeni fiis ñenn bagaas yi di xuus teel a altine teel a suñu bis allah ndox bi nangu na jàkk ja nangu na place daay raja nangu na place bàyyi faale daan jant di sikkarula nangu na kër gi daan xadara daan fa wasi fa allah ndox bi lekk na suñuy jóom ma yer buur xol bu lewet ngir mu saafaral suñuy góom ma yer buur xol bu lewet ngir mu dégg suñuy mbébét xool siwit xool altine nawetu daaw si la asamaan si ximba taw naaw bu ñu yemba fii di naaw njaboot lépp gën di daaw ñëpp di yuuxu mooy ku ñu jëm àndandoo nandoo ku ñu jëm bile altine nawet moo ñu koy fàttali di la suuf sepp mandi taw bi di daal yoonu ndox yi di waar li got taw ween jàq soog ndoxu daaw deeg bi deeg ci ñu tuxu ci bu gaaw lu ñu mësta gis la ñu teg gët bi góor tawee ba sëwet dootuñu ko foogit altine mbënd mi ñu yàllu sunu ëmb yi xuus ak bagaas yi sepp yére yu tëmb yi dañu ŋàcc ba fàcc ndox mi bañ du wàcc sunu papa yi jàpp seeni kër la ñu ñàkk lu yaas mi dafa seer ñu war ko fay sak weer dépense añ ak reer gën a yokk seeni meer moo waral doomi aalu wàcc meddi Ndakaaru daal pënu sànni xeer saaga ndey monsieur le maire altine nawetu daaw si la asamaan si ximba taw naaw bu ñu yemba fii di naaw njaboot lépp gën di daaw ñëpp di yuuxu mooy ku ñu jëm àndandoo nandoo ku ñu jëm bile altine nawet moo ñu koy fàttali ñuy doore di jaale ñi nga xam ne famille ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci mbir mi ndax su ma juumul ci lim wax nañ nu mu tuuti tuuti lu mat juróom benn nit yoo xam ne seen bakkan rot na ci mbënd mi ci ay accident yu am donc ñu ngi leen di jaale seeni waa kër di ñaan yàlla mu yërëm leen jéggal leen te xaare leen àjjana ñi nga xam ne jëlee nañ ci ay gaañu gaañu ñu ngi ñaan yàlla mu fëgg seen bopp ba ñu mun a dellu seen yitte ci lu gën a gaaw fa ñu demoon tey nag lañ fa gis jéggi na dayoo doy na waar dafa am loo xam ne ku mu mënul tooyal sa xol rek jàpp naa ni war nañoo xoolaat ndax normal ma jàpp nag ni ñii jiite réew mi tey te Macky Sall jiitu ci ñépp lii dafa tooyalul seen xol dañoo ñàkk yërmande ci askan wi te dinaa ko développer li tax ma wax ko nguuru Macky Sall gii bu dee am na lu bari lu ci askan bi xaar rek doon nañ seen bopp ci yëpp Macky Sall dafa yoratul réew mi gouverner ko lépp a ko dépassé te dinaa ci ñëw
ndax dama jàpp ni li xew démb ci guddi cinéma la woon mooy yéen ñëpp gis ngeen Macky Sall ñëw taxaw wax ay waxtaanam nee na changement climatique moo andi lii man damay toog ba si yàgg ma ne Macky Sall dafa nawul askan wi mu jiite parce que dafa am loo xam ne boo nawee askan dafa am loo xam ne doo ko wax ndax nit ñi seen bopp yi xel moo ci nekk yuur moo ci nekk buy xalaat nit ñi seen bopp yi ndox new ci mais ñoom dañuy jàpp ni nit ñi xamuñu lu xew ci dëkk bi ma bëgg a wax sénégalais ni loolu mu wax dafa amut li xew Sénégal responsabilité exclusive et personnelle de Macky Sall li xew fii ci Sénégal mooy li ñu tuddee mbënd mi kenn mooy responsable te bëgg naa askan wi nga xam ne tey moo ci gën a sonn mooy souffrir ëllëg Macky Sall dina sol dàllam ñëw ne daf leen di seet si annoncé na ko xaw ma ndax na ko def ndax ñoom gannaaw bu ñu sàgganee jàpp alal réew mi di ko pasar pasare di ko séddoo ñoom ñëpp ay milliardaires lañ fi mu toll nii ñoom ñëpp ci pasar pasare alal réew mi dagg ay terrain fi mu ne ni ñu ngi ci aéroport bi dinañ ci ñëw ci beneen affaire dagg ay terrain jaay pétrole jaay zircon jaay gaz jaay suuf Sénégal jaay géej gi daal ci yor seeni milliards yi milliards bu ñu seetaane nag ba musiba ñëw mu njëkk a yebal jabar ja ne ko demal moom mooy distributrice automatique de billets mooy njëkk a dem ko defee ñu ne ñëw na vraiment teranga andi na fi teranga ci l'impôt sénégalais yoo xam ne moo waroon defar dëkk bi bu demee nag mu nooy moom mu doog a daagu ñëw xam naa nag comme dégg naa démb xawoon naa jafe fële ci banlieue ba boo moytul gars yi duñ ko gaaw a gis mais dama bëgg a wax population sénégalaise ne bis bu solee dàllam ñëw seet si leen na ngeen jàpp ni lu leen dal moo leen ko teg moom Macky Sall il est le seul responsable incompétence am incapacité am manque d'amour pour la patrie yooyu yëpp boo ko dajalee moo andi lii ma koy faram-fàcce ci ñaari pàcc bu ci njëkk mooy dinañu joxe ay chiffres ak ay faits yu concret yu wane ni Macky Sall dafa wor askan wi te li mu diglanteeg ñoom defu ko ndax bi mbënd bi amee 2012 boobu moom mi ngi doog a toog yéen ñëpp dégg ngeen ko mu annoncé un programme boo xam ne mat na 750 milliards wala 767 milliards wala 745 milliards selon les différents documents waaye lu gën saa gàtt daal jege na 750 milliards ñu annoncé ko fii ñu dox tuuti yàlla def mbir mi calmé wu mu koy bàkkoo ba yóbbu ko argument campagne électorale ne ci ñeenti at laa réglé problème mbënd bi fekk boobu jamono réglé wul tous parce que milliards gis nga Sénégal dañu dem ba léegi dañu miis milliards defe naa 20 dernières années yi dañu jékki-jékki rek wax ji léegi li gars yi naan unité monétaire c'est le milliard yaa ne diw jël na milliard diw jaay dal na 6 milliards ñu dem ba xeeb milliard mais 1 milliard li ci mën a def li ci nit mën a def kenn dafa xam nu mu toll ñu naan la donc ay 48 milliards ak ay 50 milliards ak mais milliards yooyu fan la dugg moo tax suñu coalition jot na communiqué bi ñu génne barki bi dañ koo tënk mooy tey lii il faut ñu auditer ko audit boobu nag dégg naa ñenn ñi naan commission d'enquête parlementaire mooy ci réew mu am assemblée nationale boo xam ne mag ma ko yor moom yoonam nekkatul ci dara bu ko Macky piisee sax mu daw yoonam newul ci dara lañ ko wax loolu lay def assemblée nationale boo xam ne majorité bi fa nekk c'est des blanchisseurs de corruption et d'escroquerie ndax yéen ñëpp dégg ngeen seen rapport sur les 94 milliards ñoom ay mari ñu ngi ak ñoom seen mag ñu toll noonu ma ñëw taxaw di wax lu dul dëgg lu ne fang te ne nañu ay député lañu teguñu ci sax 2 semaines waa OFNAC génne rapport ne leen li ngeen wax yëpp dara amu ci daal di réclamer des poursuites judiciaires contre ñi ma tuddoon ñëpp boobu ba léegi dégg gis ngeen ne dañoo suulu kenn ñemeetul wax gàccee ni bu gare waaye du yem foofu parce que c'est des escrocs et des blanchisseurs d'escroquerie du yem foofu
suba nag ñu yooxu dëkk bi yëpp mais man maa ko wax je l'assume parce que mag mun a ñëw taxaw gis càcc gu leer naññ nga bind ne càcc amul fii yow sa bopp sàcc na kon bu kenn yaakaar gis nga sénégalais li ma bëgg mu leer seen bopp mooy tant que Macky Sall sera à la présidence de la République transparence du musa am ci réew mi rapport yi ñuy def yëpp mu ngi ci dëgg tànkam ana Cheikh Omarou Anne ana Kéron Port ana nu mu tuddati groupe ñoom Mamour Diallo bi ana Mame Mbaye Niang ana keneen ak keneen loo xam ne du lu ñu wax nii ay rapport la rapport Cour des comptes rapport IGE ana Alioune Sall ci boppam rakk ji lépp ñu ne ko ñocc toog ci moo tax su dara amee ñëpp génn naan way nous réclamons une commission d'enquête soo buggee suul problème bi defal commission d'enquête dara lañ dul enquêté dañuy dem toog fële di naan seen ataaya ba mbir mi jeex waa booy remplir rapport rek mais dara amul. gars yi man xam naa moom tey moom sax du ma ubbi téléphone tey du ma ubbi téléphone parce que daal xol yi neexu tey fa laa koy kal rek parce que def naa sax téléphone bi man xooluma ko boobu ba léegi doy na waar trop ci loolu yëpp benn message laa am bu may envoyé Sénégalais président Macky Sall moo ma ko wax parce que moo ne waa Yëmbal mu ne réew mi fu mu toll déglu leen bu baax li mu wax dégg ngeen li mu wax mu ne délégué yéen nag laa leen waxoon ci réew mi fu mu toll ku dul xeex di ñaxtu doo am dara bu leen ko teree wàcc leen ci mbedd mi xeex moom moo ko wax de mu ne boo leen ko defee benn yoon ñaari yoon léegi ñu régler seen problème moom moo ko doon digalaate